salaamaaleykum mbokk internet yi Rawaan Info moo del si waat tey di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi ci déglu bi ci commentaire yi ak aimé bi aussi tey nag dañ dugg biir Fass Delorme duggaat sax laay wax fekk fa benn ku am solo ci commune bi ku am yëngu-yëngu ci commune bi ku mën social ñu dalal ko tey ci suñu émission di ko nuyu di ko wax mu présenté wu salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam Lamine Sène di président mouvement Bay Sa War di tête de liste proportionnelle ci coalition Wallu Sénégal. Lamine mais Lamine yéen seen mouvement bi man gisuma ko ah lu tax gisuma ko mooy fi ma koy dégg bariwul léegi nag dama bëggoon nga wax ma kañ ngeen créer mouvement bi ak mouvement bi lan la def ci politique ba tax yow nga taxaw fi tey di présenter en tant que njiitu mouvement bi. mouvement bi mu ngi juddu novembre 2017 après législative donc liggéey na fi ci côté dañu nekkoon nag ci mouvance bi jàppale mouvance présidentielle en 2017 léegi après élection législative yi bu mu passé ñu gis suñu taxawaay ni ñu taxawee woon ak waa mouvance présidentielle ñu doon xalaat ne ñun de considération bi ñu waroon am ak waa mouvance bi amuñu ko bu ñu waxtaanee ñun suñu biir ñu xalaat ne beneen élection su amaatee dafa am neneen nu ñuy taxawaay doxalin soppi doxalin loolu moo ñu motivé ci côté politique def na fi loo xamante ne wax dëgg yàlla en tant que mouvement def na fi lu mota li nga xamante ne loolu moo indi ci élection yi locales yi ñu bari bëggoon ànd ak ñun. ci côté politique dañu àndoon ak mouvance présidentielle 2014 après ci élection législative bu 2017 yi ñun ñoo àndoon donc ci après élection yi fu nekk action mouvance présidentielle bi yëpp dañu doon supporter seen action. def nañ fi meeting def nañ fi ay débat def nañ fi aussi ci côté action sociale aussi def nañ ko ci Covid bi mu ñëwee dañ maye bourse fii lu nekk def nañ ko dans le social taxaw nañ fi taxawaay boo xamante ni mouvement noonu la war a taxawee fii ci commune Fass Gueule Tapée Colobane spécialement fii ci Delorme. Lamine yéen seen mouvement bi yan critère la gis ci coalition Wallu ba tax mu bàyyi yeneen coalition yëpp ñëw ànd ak Wallu Askan bi lan moo ko waral. xam nga critères yi bu ñu koy définir dafa am yoo xamante ne wax dëgg yàlla ci critère wu dañu njëkk jiital aspect politique bi nag moo doon parce que Wallu ku ko xool xam ni c'est une grande coalition ki nga xamante ni moom moo jiite Wallu di le PDS oui la pièce motrice ñëpp xam nañu PDS du mu représenté fii ci commune Fass Gueule Tapée Colobane leader boobu noonu Abdoulaye Wade nga xamante ni fii la njëkk a ubbi ci Sénégal yëpp fii la njëkk a ubbi permanence am fii ci Colobane ñu jógee loolu nga soo xoolee histoire en 2009 bi nga xamante ni Dakar pratiquement PDS dañ ko gagné ci Dakar yëpp fii bokk na ci commune yoo xam ne dañ ko siggiloon donc PDS daf fi am doole bu ñu xoolee ñu xool ni ñun suñu mouvement ñu doon woo fu nekk di ñu woo même mouvance bi dañuy woowaat pour ñu àndal ak ñoom mais dañu bañ parce que xam nañu ni waxuñu ni defuñu fi dara wante mouvance ñii ni ma leen gisee ak waa Wallu seen vision xamoon naa ni Wallu war nañu mën a def dara loolu ci condition yooyu la ñu demee suñu biir ñu waxtaan ñu ne ñun coalition bi ñu war a topp mooy coalition Wallu deuxième critère bi mooy expérience bi mu am parce que soo xoolee PDS nga xool aussi ki nga xamante ni moom mooy président wu mouvement wu Merci di maître Baba Diop am na expérience bu exceptionnelle boo xamante ni daanaka benn candidat fii amu ko muy premièrement nekk na fi conseil municipal ci commune Fass Gueule Tapée Colobane ñaari mandat jóge foofu nekk conseil municipal ville Dakar mu nekk fa président de commission nekk fa président de commission des affaires juridiques et administratives donc soo ko xoolee nga am loolu nga ba pare mu doon activer aussi ci social
fii ci commune Fass Gueule Tapée Colobane def fi loo xamante ni wax dëgg yàlla kenn defu ko fi donc ku mel noonu ak ñi nga xamante ni mooy parti bi gën a mag ci Sénégal ci opposition opposé pendant 26 ans ba pare dirigé pendant 12 ans parti boobu ku nekk rek sag la tey nga mun a ànd ak moom ci commune Fass Gueule Tapée Colobane da nga xamante ni Abdoulaye Wade nag ñoom PDS dañ fi am doole fii amul kenn koo xamante ni war nga mun a toog sa bopp di ko natt ak wàllu ñun loolu moo ñu indi wàllu moo tax aussi ñu indi suñu contribution te maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom ndam bi mu doon defal PDS biñ ci tolloo wàllu aussi ñëw parce que ñun dañu ñëw ci coalition bi pour wàllu Sénégal. Lamine yéen seen mouvement bi dafa amul code de popularité moo tax mu daw làqatu ci wàllu askan bi ndax yéen xam ngeen ni kii fi nekk nii guy gu mag la de ay mbottak yu ndaw yi daaneelu ko da ngeen xam ni su ngeen demee élection mu fët leen moo tax ngeen daw làqatu ci ginnaaw wàllu askan bi. Cheikh gaynde du ragal gaynde su nekkee ci àll du ragal wante dafa am ñaar yu am gaynde ak gazelle suñu nekkee ci àll bi gaynde bi dafa war a saa yu yeewoo dafa war a dàqe gazelle bi xam ni dafa war a lekk gazelle bi itam dafa war a daw pour xam ni gaynde bi su ko jàppee dina ko lekk ñun duñu ragal duñu daw duñu làqatu mais dañu xam ni coalition bi ku ko gis ci commune ak ni ñu toll ak seen expérience ak candidat bi nga xamante ne moom moo koy jiite mënuloo def dara lu dul dem làqatu seen ginnaaw topp parce que coalition wàllu balaa ñuy xam utilité bi ñu wàcc ci terrain bi dinañu gis lan la mën ak nan la mënee. Cheikh politicien bu nekk rek ku nekk rek da ngay bëgg a nekk ci kaw wante loo gis rek dafa am temps te yàlla lu mu bind ci jëwu nit ala kulli àllin da nga koy am man gëm naa loolu wante nag du ñu teree xeex. tey mënoon nañu xeex ne non mais àdduna dafa am loo xamante ni su ngeen nekkee ci groupe il faut ngeen di xool intérêt général man moo ma gënal intérêt personnel mënoon naa taxaw ne candidat la parce que candidat yi fi taxaw ëppale ñu ma dara gënu yóbbu luñ ma dara mais dama xool ni askan wi li ñu bëgg ak li ñu war a def défi kii moo ko mën a relever muy maître Baba mi moo tax ma rangé wu ci seen ginnaaw ma rangé wu ci ginnaaw ne ok man damay rangé wu pour l'intérêt de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane ma jiital ko ak coalition bi ñu ànd ak moom loolu moo tax. avant ngeen di dem wàllu xam nga fi coalition yi bëri na est-ce que coalition yi ñëw nañ seet si leen wala. amul benn mouvement ci commune Fass Gueule Tapée Colobane wala coalition boo xamante ne waxtaanul ak ñun pour bëgguñu dugal ci listam ñoom ñëpp ñëw nañu à commencer même par la mouvance présidentielle mais dafa am choix boo xamante ne ñun ñoo ko defoon choix de valeur la woon te bu ñu xoolee ni choix de valeur la ak mouvement bi li nga xamante ne moom lay prôné fii ci commune Gueule Tapée Colobane mënuñu def leneen lu dul taxawaayu kilifa taxaw bu mot bi nga xamante ne moom la ñu war a def pour commune bi li ñu soxla ñu def ko suñu gisee tête de liste bi kii dinañ ne lu tax ñu def ko mais am na ñoo xamante ne ñun suñu liste suñ ko xoolee rek duñu ne lu tax dañuy xam lu tax ñu def ko. Lamine élection yi di ñëw nag match nawetaan la mooy élection yi njëkk ci Sénégal population bi di fal seen maire soo doon dénkaane tey askan bi nga xam ne ñoom ñooy fal seen maire di dénk candidat yi aussi yi nga xam ne ñoom ñooy dagaan di dugg ci askan bi di leen laaj seen baat soo leen doon dénk yan dénkaane nga leen mën a dénk yow. conseil de candidat yi rek dama leen di wax ñu dëggu parce que aussi lu mun ci am rek Fass Gueule Tapée Colobane ñun ñoo ko bokk. tey di nga nax nit ki tey dafa am loo xamante ni américains yi dañ koy faral di wax ne leen what's in a dark will come alive guddi lu mu yàgg bëccëg dina am donc nit ñi mënoo dëkk di leen nax candidats yi nag en général noonu la ñuy ñëw dañuy ñëw bëgg leen tuur lëndëm mais population Fass Gueule Tapée Colobane dañu mature léegi yeewu nañu parce que dañu am expérience politique itam soo xoolee suñu commune du n'importe quelle commune ci Dakar ñun ñooy 4e circonscription Dakar 4e démographique oui mais nag première au Sénégal parce que lu nit di ñaxtu fii ci Sénégal fii nga koy defee muy place de l'Obélisque premièrement deuxièmement suñu feetu indépendance fii lañ koy feetee troisièmement ñaari parti Sénégal yi nga xamante ne ñoo gën a mag ci Sénégal muy le PS ak le parti démocratique sénégalais seen siège fii la nekk donc loolu rek dafa doy ci gëm ni fii candidat yi waruñu jël candidat bu nekk fal ko
te dafa am loo xamante ne aussi dafa am solo muy lii c'est une première ñu fal maire directement nga xamante ni kii nga xamante ni moom mooy jiite la liste majoritaire suñu faloo rek su liste bi jàllee rek moom mooy nekk maire donc bu njëkk ba dañ naan ne ah man de dañoo fal suñu maire wante xaw ma ni kii la ñuy fal mais léegi ñoom aussi am nañu conscience ne kii jiite liste majoritaire bi moom la ñuy fal donc léegi nit ñi aussi suñuy fal dañuy fal ki nga xamante ni moo fi nekkoon ak ñoom démb bi mu mettee mu toog ak ñoom bi mu naqaree mu toog ak ñoom kon nag je pense que mënoon na nekk keneen na le candidat toog ne voilà je suis avocat j'ai réussi ma vie damay toog sama kër wala ma taxu dem dëkki feneen toog fa du ma faale waa Fass du ma faale waa Gueule Tapée du ma faale waa Colobane comme ñu ko ñu bari defee bàyyi ba ñu nekk ci retraite wala seen veillu retraite ñu ñëw ne dañu bëgg a nekk candidat kii defu ko dafa ñëw taxaw donc ku mel noonu jàppale ko dafay yomb te jàppale ko aussi dafay yenu maanaa te défi yii ñu toll lii du ay caaxaan expérience moo koy diriger conseil municipal bi te soo xoolee suñu liste ñun conseil municipal bi soo ko xoolee nga xool composition liste bi proportionnelle comme la majoritaire dafa am lu am solo plus de 60% ci liste bi ont moins de 50 ans loolu rek dafa am lu muy firnde parce que gis nga nit man tey su ma duggoon ci terrain football ak sama âge am 45 ans ne damay football ak xale bu am 24 ans damay nax sama bopp mun naa am condition mais su ma duggee ci ligne médiane bi su ma xëccee ñaari yoon ma taxaw donc Fass soxlawul loolu Fass dafa soxla défi la mais il faut que ñu jox ko ku am compétence ku am énergie nga xamante ni dafa pare pour liggéey ak waa Fass Gueule Tapée Colobane. jërëjëf Lamine ñu ngi lay sant di la gërëm di sant aussi waa coalition bi ci temps bi ngeen ñu may ñu invité leen ngeen ñëw vraiment wax fi wax yoo xam ni ku nekk mën na ko dégg ñu di leen sant di la gërëm di la laaj sa kàddu yu mujj tey lan la Lamine. di remercier waa PDS remercier aussi waa coalition bi PDS parce que dañu yombalal lu bari bi ñu ñëwee ni ñu ko waxee woon noonu lañ ko defee xam nga aussi coalition nga xool coalition ñu dugal ñaari tête de liste yi nga xamante ni bokkuñu ñoom ci seen parti loolu parti bu mag rek moo ko mën a def te malgré am na divergence mais divergence yi c'est dans le but de bien faire rek di remercier aussi waa Merci ci kawam muy suñu tête de liste majoritaire di maître Baba Diop di remercier membres yi ñi fi toog di ko seetaan ñoom ñëpp wax dëgg yàlla biñ ko yëgee rek dañu bàyyi seen lépp ñëw ñooñu vraiment kenn amul seen fay. di ñaanal suñu candidat pour le 23 janvier 2022 yàlla may ko ndam fii ci commune Fass Gueule Tapée Colobane ak coalition Wallu Sénégal te département Dakar aussi suñu président muy Doudou Wade yàlla jox ko ndam ci département wu Dakar. donc internautes yi Ravane Info tey émission bii la leen indi loon vraiment tey ku seetaan Lamine déglu ko di nga xam ni kii macha allah kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci déglu bi ci seetaan bi ci commentaire yi ci aimé bi aussi di leen wax ni leen Ravane Info daal ci ruq yi lay dugg lu ngeen gisul woon mu teg ko ngeen gis ko lu ngeen dégguloon mu dégtal leen ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf merci.